waxtu wi jot na amati mbégte di feggoog yéen ci xibaaru bés bi file ci Seneweb TV lu ci gën a fës bokk na ci musiba bu amati ca diwaanu Sébikotane ab xale bu góor ba yatam toll ci juróom réer depuis altine moom la ñuy gis rek ci anam gu neexul ay mbokkam dañu ko fekk ñu dal di koy rendi ci ab tabax ba nga xamante ne ni yembagul manageru académie bile di Génération Foot daal dinay laal ci mbirum chantage ak extorsion de fonds moom nag di Olivier Perrin daa jël ay photo ya nga xamante ne ni dung la ca def yónnee ko ku ñuy wax Mor Talla Seck mu yaakaar ne daal dafay yëngu ci mbirum borom ñaari tur ya ba ñu mujjee jee fa mbaxane doone benn. Fanny Simon des ressortissantes allemandes daa ñëwoon Dakar ngir dund ak faram wile di Mohamed Abdou Thiam ca diwaanu Wakam di ab sénégalais waaye ñoom ñaa ñoo ne nag fa mbaxane doone benn la ñu mujjee jee gannaaw rek ba mu financé xale bu góor bile ci projet am ba noppi xale bu góor bi daal di koy xamal ne dafay annuler seen mariage di lu mu bëggul dégg. lu bees am na ci mbirum Serigne Assane Mbacké Xelkom ak rek ñaañu ko jàppandooraloon àjjuma bi la ñu génn ngir association de malfaiteurs corruption de mineurs acte contre nature pédophilie viol sur mineur proxénétisme ak menace jëmale ci ay xale yu góor yilee di au Diouf ak te xari ñoom ñooñu nag tey si alxames gi lañ leen waroon a atte ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru ana fan lañu mujjee dinañ leen ko dal di xamal. danañu wax ci conférence de presse bu ay leader Yewwi Askan Wi doon amal ni ki démb ci àllarba gi maire Ziguinchor daal dina ciy dal nag 7 sages conseil constitutionnel yi yu mu ne daal ay criminel lañu Sonko lam leen yëpp dinañ leen ko jottali ca na mu gën a yaatoo. waaye ba tey ci mbirum Ousmane Sonko lañ ci àddu dana bokk rek ca la mu yëkki ci lu neel seen naataango bi lee di Bara Dolly mu ñu teg loxo la mu ca xamle nag moo di li ni mel laalewul leen ak loi ci mbirum politique képp lañu ko wéer la mu ca xamle yëpp it dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatoo. Cheikh Abdou Bara Dolly waru la nekk sax ne nañu ci kaso gi ci waxtu bu amat Suzanne Camara nekkee di doxi ay soxlaam li ni mel la waa Yewwi Askan Wi dal di xamle Déthié Fall daal dinay ñaawlu sax na nga xamante ne ni noonu la ministère bu ñu dénk wàllum yoon dal di doxalee ci mbir mini mel. gannaaw ba leen préfet gàntalalee seen ba manifestation bu ñu bëggoon a amal ni ki ëllëg ci àjjuma ji njiital Pastef bi Ousmane Sonko daal dinay xamle ni mënula ñàkk lancer message ki lee di préfet la mu ko xamal yëpp dinañ leen ko jottali loolee yëpp bu yembee dañ ci toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar képpe mbokk yi li moo fi gën a fës ci lu ñeel wàllum tënk bu ngeen taaxeekloo nes tuut gannaaw bàkk bi ma feggoo waat ak yéen si lu ñeel yaatal wi. mu nga bàkk ba jib na ma di leen di nuyu bu baax a baax yéen ñuy teewlu waxtu wi temb ci Seneweb TV na ma leen ko diggee laa koy dal di defee musiba daal dinay am ca diwaanu Sébikotane ab xale bu góor bu ay atam toll si juróom la ñu fekk mu ñàkk bakkanam ni ki démb ci àllarba gi yemoo ko fukki fan ak juróom ci weeru juin ci ab kër ba ñuy tabax te yembagul mbir yi mi ngi xewee ca quartier Coxo bu Sébikotane fu soriwul dara armeria bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaale famille ba xale bi dañu ko rendi ab soxna bu ñu njort sax ne moo def jëf ju ñaaw joojee daal dinañu koy placer en garde à vue ngir lu ñeel wàllum enquête bi ca gendarmerie ay agent yu centre national d'identification criminelle ak police scientifique bi ñoo ngi fa woon ngir def constatation yu njëkk yi sapeur pompier yi tamit ñoo ngi fa woon ñoo yóbbu sax néew bi hôpital ngir lu ñeel wàllum autopsie bi xale bi nag mi ngi réeroon depuis altine bi la ñu weesu laata ñu koy gis démb ci anam bu doy war di anam ga nga xamante ne ni neexul benn yoon ay mbokkam. ama junju leen ko ci bopp xibaar yi manager académie bile di Génération Foot daal dinay laale ci mbirum chantage ak extorsion de fonds moom nag di Olivier Perrin daa jël ay photo ya nga xamante ne ni dung la ca def daal di koy yónnee ku ñuy wax Mor Talla Seck di ancien pensionnaire boobule académie mbir yi atum 2018 la woon ba ñaari waay yi xamante ci Facebook mu yaakaaroon ni nag Seck day yëngu ci mbirum borom ñaari tur yi Perrin da ko yónnee photo boo xamante ne ni xar kanam mag léppam da caa feeñ daal di koy nag proposé ngir mu doon partenaire sexuel am nag noonu nag la Mor Talla Seck tàmbalee di koy tëkku ca boo ko yónneewul xaalis nee na mu biral image am yooyee mu sonn ca woote yadul jeexu xaritam góogee mujjee dëkk ca Maroc. Perrin daf ko wax yeneen i responsable yu nekk Génération Foot bokk ci coach Assane Top ak patron bi la di Madi Touré Seck nag ay éléments yu division spéciale de cybersécurité
daal dinañu koy mujjee jëli. Olivier Prin nag nee na dafa mandi woon ñu teewlu ko ci régime garde à vue. Seck nangu na mbirum li ñu koy toppee di wàllum chantage ak extorsion de fonds. Xamal na nag tamit enquêteurs yi ne xamante nag ab journaliste sportif bu ko dig ne dina ko dimbale ci xeexam wi. Fanny Simon di ressortissante allemande daa ñëwoon Ndakaaru ngir dund ak faram wile di Mohamed Abdou Thiam ca diwaanu Wakam ñuy dund nag mbëggeel. Fanny daa financé projet élevage faram boobee di sénégalais ak juróom-ñeenti xarak ab terrain wu 7 hectares si valeur 6,5 millions ci suñuy koppar ak jëndub yeneeni matériel u cuisine. Ba mu defee nag fanweeri weer la Thiam décidé daal annuler projet de mariage ba di lu soxna si bëggul a gëm tax mu jubali ca brigade gendarmerie bu Wakam ngir abus de confiance jëmale ci faram woowee mu ñu mujjee teg loxo ba mu taxawee nag ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru. waa ji daa weddi lépp la ko soxna sa tuumal dal dina Fanny daal da ko may terrain woowee laata muy wax mu def acte de vente bi ci turam da ko bëggoon a jëfandikoo ngir rek wut ci koppar ci magam bu góor. mu xamle ko moom Mohamed Thiam waaye teewul procureur daan ko juróom benn weer bokk ci 3 weer lëmb waaye nag ba ñuy amal délibéré bi tribunal 3 weeru sursis la ko mujjee daan. lu bees am na ci mbirum Serigne Assane Mbacké Xelkom bi ak ñañu ko jàppandooloon ni ki àjjuma bi la ñu ngi weesu ngir wàllum association de malfaiteurs, corruption de mineurs, acte contre nature, pédophilie, viol sur mineur, proxénétisme ak menace jëmale ci xale yu góor yi lee di Diouf ak tey xari tey ci alxames gi nag la ñu leen waroon a atte ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru waaye dañu ko dal di dakkat seen ba procès woowee ñu defeere leen nag ba noppi placé leen sous mandat de dépôt. Serigne Assane woykatu diine bi lee di Xaadim Samb ñu naan ko Jimbori, réceptionniste hôtel Nina bi lee di Abdourahmane Lo, julla bi lee di Ibrahima Badiane ak rek menuisier bi lee di Baydi Amadi Sow dañu leen tuumal ni dañoo yor ab réseau wu borom ñaari tur. Mbirum Serigne Assane Mbacké Xelkom bi lee daal dinay feeñal yeneen mbir yu ni mel ci ab émission bu ñu doon dawal ca Solution TV la benn waay bu ñuy wax Baye Assane Mesere dal di xamle lu rëy dine daal ab sëriñu daara di jàngalekatu alxuraan xamal na ko ne day tëddee ay ndongoom ngir nag justifier yooyu lay jëf. nee na rab moo leen di pousser daal ñuy jëfandikoo xale yi comme ay objet sexuel. sëriñu daara yooyee dañu feebar defuñu ko exprès ndax sama xarit bi waxoon na ma am na rek ku mu nam naa am ku ma ko booleel ngir mu mun a faju rax si dolli saa su tëddeeg benn xale ba noppi dafay jooy ba sonn. vidéo boobee nag wër réseaux sociaux yi doon na lu choqué ñu bëri lool ñenn ñi dem sax ba ne ka xam ne li ni mel di Baye Assane Mesere moomee dañu ko war a convoqué te it fësal identité wu xaritam boobee mu wax ne xamal na ko ne day tëddee ay ndongoom. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi file ci Seneweb ci conférence de presse bu ay leader Yewwi Askan Wi doon amal ni kii démb ci àllarba gi meeru Ziguinchor bi daal dine dal 7 sages conseil constitutionnel yi daal dine depuis benn ay bés wala sax lu mot fukki fan ñooñi ànd ak pouvoir bi réussir nañu di déplacer débat bile di Benno Bokk Yaakaar warula woon participer ci élection législative yi ndax li mu parrain ya ñu joxe dafa ëpp lu ñu leen doon lajandi. ba loolu weesoo Sonko yokk ci ne ridicule du rëy ci bile réew. constitution bu ñu am dafa ruslu ngir magistrature bi te mi ngi interpeller union des magistrats sénégalais ba tax na kon dañoo war a indiwaat débat bile di Benno Bokk Yaakaar warula participer ci élection yi li ni mel nee na waruñ ko rek nëxasal dañ ci war a addu. décision conseil constitutionnel bi anti constitutionnel la mu xamle ko 7 sages yi ay criminel lañu mu xamle ko ba tey moom Ousmane Sonko tey naan lii yëfu fumiste la dañoo war a arrêté bu dee nit yi ñemewuñu wax Macky Sall mu arrêté lu mu nekk di def ndax mi ngi sooxel kaaraange réew mi ñëpp xam nañu ne ñun ñooy ay victime Macky Sall mu xamle ko ba tey moom jiital Pastef boobee di Ousmane Sonko. ba tey si lu Ousmane Sonko xamle waaye bi la yoon ci lu ñu rek teg loxo seen naataango wi lee di Bara Dolly la mu ca xamle moo di li ni mel laalewul lenn ak loi Cheikh Bara Dolly mu ñu tee ci wàllum politique képp la ñu ko wéer moom mooy bopp liste alliance wàllu Yewwi ca diwaanu Mbàkke ay semaine moo des ci élection législative yi. Macky daa xamaat ne daal dafay ñàkkati foofee ca Mbàkke tax mu yaakaar ne bu jàppee Cheikh Abdou Mbàkke Bara Dolly dina mën a wàññi seen doole may boppam chance
jël juróomi député yu boobule département. Gannaaw loolee Sonko yokk ci ay kàddoom ne bu ñu bëggee daal dëgg-dëgg procureur bile moo gën a yées Serigne Bassirou Gueye mu fi jógee rax si dolli ubbi na sax ab instruction ngir daal ñu mën ko te juróom-benn weer ci kaso gi bu néewee ba néew. Cheikh Abdou Bara Dolly waru la nekk ci kaso gi ci waxtu ba mat Suzanne Camara nekkee di doxi ay soxlaam li ni mel waa Yewwi Askan Wi ñoo ko xamle. Déthié Fall daal dina ñaawlu nu ministère bu ñu dénk wàllum yoon doxalee ngir teg loxo député bi lee te ab responsable enseignant républicain yi waxoon na kàddu yu gën a ñaaw bés boobee te topp ñu ko ci lenn. ñëpp gis nañu ne benn partisan wu Benno Bokk Yaakaar tëkku na Ousmane Sonko ci wàllum dee sàkku ngir ñu faat ko waaye procureur autosaisirul benn yoon. Ministère bu ñu dénk wàllum yoon bu activé ay service am ngir teg loxo Abdou Bara Dolly defu ko ci partisan wu Benno Bokk Yaakaar bi mu dénoncé ko moom mandataire national Yewwi Askan Wi. Gannaaw loolee la ne dañoo dal di violer sax immunité parlementaire ki lee di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ba député la ñu teg loxo te ñëpp xam nañu la ca loi ba wax du flagrant délit ndax ñoo ngi waxu bu information judiciaire ba tax na procédure bi lee dafa yittewoo woon ñu njëkk saisir assemblée nationale ngir muri malaanu kiirlaayam di luy firndeel ne njiitu réew mi Macky Sall loi bi soxalu ko ba tey mu xamle ko moom Déthié Fall mandataire national Yewwi Askan Wi. ay leader Yewwi Askan Wi xamle nañu ne daal état bu Sénégal mu ngay waajal rek ab schéma wu complot te procureur de la république posé na benn acte niki démb ci àllarba gi ndax daal dinay xamal sénégalais yi ne suñu takk der yi dañoo jàpp benn rebelle bu tudd Ousmane ñëwoon Ndakaaru ak conteneur bombe ngir exploser loo Sénégal gi yëpp dalee ko file ci Ndakaaru. Gannaaw loolee Sonko yokk ci ay kàddoom ne benn nit képp buy waajal ab coup d'état présidentiel atub 2024 file ci Sénégal jota sax perpétuer rek ay coup d'état électoraux du kenn ku dul Macky Sall ba tax na dañu ko war a freiner. Yewwi Askan Wi dina déposer ab plainte jëmale ci procureur rek moom Sonko nee na nag amul woon benn signe insurrection ci seen rassemblement bi lee ñu mujjee amal ca place de la nation waaye nag ñoo ngi leen di tuumal wàllum rébellion wak li ni mel ba tax na dinañu consulter seeni ay avocat ndax procureur waxul dëgg yemul ci liggéeyam. membre APR moo doon wax commande état la dañoo bëgg rek teg loxo leader yëpp ba noppi décréter état d'urgence ak couvre-feu. Macky daa bëgg a instaurer ab régime militaire mu xamle ko ba tey moom njiital Pastef woowee di Ousmane Sonko. Directeur général bu élection yi di Thiendella Fall indi na ay leeral ca ba ñuy amal assemblée générale le réseau francophone des compétences électorales niki démb ci àllarba gi file ci Ndakaaru ba ko taskatu xabaar yi laajee ci processus électoral bi ak tuuma yu ñu faree ci kujje gi rek Thiendella moomee di rek directeur général des élections da leen tontu ne daal amul commentaire ba mu cay def. organiser katu élection la lu ko soxal mooy jëfee règle droit bi na mu waree ak règle yu nekk ci code électoral bi loolu képp ko soxal ngir nag loi Yewwi Askan Wi bañee signé ngir rek scrutin wu fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi lu mu ci xamle moo di daal mandataire liste candidat bu nekk libre na ci signé wala bañ a signé bon à titre bu ñu ko présenté bu ñu sukkandikoo nag ci direction générale des élections lu ëpp solo ci ab bulletin de vote symbole yi la ak couleur yi. Conseil constitutionnel àdduna ba noppi ngir wax ne couleur yi ak bulletin yi ay éléments yu référence la ñu ngir électeurs yi mën a identifier bu baax a baax ba noppi def seen ab tànneef na mu waree ba mu ca noppee la insister ni ñoom rek la leen soxal mooy jëfee ni mu waree disposition yu code électoral. Gannaaw ba leen préfet bu Ndakaaru gàntalalee seen ab manifestation bu ñu bëggoon amal ni ki ëllëg ci àjjuma ji njiital Pastef bi Ousmane Sonko daal dinay xamle ni mënu la ñàkk lancé message préfet laata mu koy naan du lii lañu la jàngal ca ENAM du lii mooy servir ab république ak lu mënti am danga war a jël say responsabilité te bañ a jëfee ab ndigal bu dëppoowul ak yoon danga war a téye sa dignité te nekk ak sa conscience loolee la ñu bëgg ci réew mi. Sonko nee na préfet moo gën a xam ne la muy wax amul te article ba muy wax presse bi la ñeel ngir tere ab manifestation mu am préfet daa war a fii rek am ay firndeel ne am na menace
menace à l'ordre public ba noppi mu ne amul policier yu doy ak gendarme ngir encadrer manifestation bi Sonko nee na sax ay leader Yewwi Askan Wi ak seeni ay avocat dinañu xool ba xam ndax jar na ñu déposer ab recours ca cour suprême. noonu laay xuusee ci xibaaru tàggat yaram ak rek wàllum làmb mbër mi lee di Franc bu académie jàmbaar mi ngi war a bëreek sok bu écrit xam sa cosaan ni ki dibeer bi ñëw war a yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin atum 2022 ci arène nationale gannaaw nag ba mu defee daanaka la mu war a def yëpp Franc mi ngi rek ci réglage yu mujj ya naka noonu la organisé ab ndaje ak ay supporteram ni ki tey jile ci alxames gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 2022 ca unité 7 bu Parcelles Assainies sok moom mi ngi amaloon open press am talaata bi la ñu weesu yema woon nag fukki fan ak juróom ci weeru juin bi la ñu nekk ca fiefam di Pikine mu ngoog file laa yem ak yéen tey ci xibaaru bés bi jàngeen jëf ci ànd bi safoo beeg kóolute gi digga leen daje ba lëg ak jàmm ak yeneen i xibaar ba tey file ci Seneweb TV.